Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett mu di seen émission Hashtag News dibéer yam ak fanweeri fan mai 2021 ñu ci dalal rek commissaire Cheikhna Keita comme niñ koy defee ay bés bu nekk tey ji nag dañu ñëw ci hashtag bi ñu leen jëlal moo di ni jamono bee ay bés yee ñu génn gis nañ ni am na ab toogaanu bu fi amoon Sénégal mboole seen tarixa mboole seen kilifa diine aada mu di jullit yeeg chrétien yi daal ñëpp daal di wàcc ni bëgguñu wàllu borom ñaari turi fii ci réew mi loole nag ba mu amee mu mel ni àdduna wërngël képp dañ cee jot waral ñoo xamante ni ña nga nekk ci réewum tugal ñoom it daal di bind ñoo xamante ni ay maam daal borom ñaari turi lañ leen di dippee ñoom nëbbuwuñu ñu daal di bind seen ministre de l'intérieur du sàkku ci moom mu ñëw rek fexe ba fii ci Sénégal yenn ci ay kilifa diine ak it aada ay personnalité ay kàngam bu ñu mën a ñëwati foofee ca Paris fa la France wala sax boog daal di dugg ci Europe loole nag ba mu amee ñi nga xamante ni ñoom la ñu dippee cercle des intellectuels du Sénégal ñoom daal di def bërxët ñett dem ci Antoine Diome di kalaame ni ko nag da ngeen di war a gaawtu laata lii di ñëw ndaxte bu ñëwee mën na indi ak naka sunu wala mën na ëppi loxo waral ñu talal ci sunu micro ki nga xamante ni moo di rek professeur Malick Ndiaye ñu teewlu ko. bu fekkee ni en France ñu ne bëggatuñu sunu xalif généraux yi Tidiane Mouride wala monseigneur yi ñu dem France ñu dem Europe moom ci boppam moo war a gaaw jóg wax ak monsieur Macron loolu moo tax ma ne wax ak ambassadeur u France bi wax ak ambassadeur u Union européenne bi ci nu mu gënee gaaw ngir ñële ñu daal di def ndànk ndaxte ñoom ci seen biir dëkk am nañ droit def lu seen dëkk jàpp waaye sunu biir dëkk fii kenn dootu fi ñëw dañu wax defal lii wala defal la kooku sunu ay droit la foofu lañ toll kon maa ngi déglu sunu kilifa yi ndaxte ñoom ñoo war a jóg balaa nduxum di dugg fii wala balaa ñuy wax neen Sénégal bu fekkee ne bëggul LGBT góor jigéen. aywa di kàddu rek professeur Malick Ndiaye commissaire déglu nga ko lan moo ci sa réaction ci wax jooju. waaw maa ngi lay remercier professeur Malick Ndiaye li mu wax noonu la ñun effectivement am réew lañu askanu réew lañu dañoo am ay aada am ay gëm-gëm am diine bi nga xam ni ñoom ñooy définir sunu doxalin sunu dundin boobu ba léegi ñu ngi nekk ci xëccoowu mbiru góor jigéen yi ci ndax dañuy autoriser góor jigéen fii je crois que position bi leer na depuis très longtemps parce que sunu ay aada moo joxe ton bi du invention wu kenn donc su fekkee situation bi dem na ba fii waa Europe nii comme ñun taxaw nañu marché ci loolu dañuy tere sunu ay kilifa ñu ñëw seen réew ñun dañuy assumer d'abord affaire bi assumer la du kaas li ñu def ñun ñoo ko def dañuy assumer ànd ak sunu ay kilifa assumer li ñu leen koy tere ñoom laajuñu ko aucun xalif naa di ici suñ ma teree dem France damay jooy aucun xalif naa di ici suñ ma teree dem France du ma am lu ma neex ñoom li leen neexul mooy ñu légaliser fii góor jigéen donc dañ leen di féliciter ànd ak ñoom ci taxawaay bu dëgër boobu li ci des nag je suppose climat de confiance moo war a dem parce que marché bi fii la amee autorités yi nekk fii li ci des ñun dañu war a ànd ak autorités yi ànd ak xalif généraux ànd ak askan wi ci position bu dëgër fii non pas nag léegi ku nekk yëkkati waat naan oui dañ ko war a wax ambassadeur dañ ko war a wax lii moi je crois que yooyu li tubaab di wax gesticulation inutile soo defee lu baax ba noppi wax lu baax ba noppi bu ci yokk gesticulation inutile parce que da ngay delluwaat ci penc bi nag maintenant di def li nga xam ne mooy acte politique politicienne ñun war nañu nii ñu defee noonu ñun war nañu àndaat daal di nii ambassadeur bi yow la ñuy waxal tey bàyyi président autorité ñu def lu ñuy wax ñun peuple ñu wax yow la ñuy waxal sunu as kilifa yi bugguñu ñëw seen réew ñoom li ñu bëgg mooy lii ñu répété waat que daal di tourner ni Macron yow la ñuy waxal sunu ay kilifa bëgguñu ñëw seen réew ñun lii la ñu bëgg ñu wax la que défendre sunu ay aada profiter ci nag def ay jéego yu rëy ci conserver sunu ay aada conserver sunu diine. ci conservation aada ak diine boobu li ñu nemeeku ba tax sax mobilisation bi comme li nga wax loolu lépp daal di fi am mu mel ni am na dayoo ndaxte maam daal egg na ci nopp ba ñoom ñu réagir ñu gis ni dafa tàmbali nekk ab phénomène fii ci Sénégal selon vous yow en tant que kàngam ci réew mi lan moo ko waral. moo gis nga àddina dafay dox mënuñu ni nii la aada bi tëddee définitivement wante mais li nekk ay valeur ci aada ba àddina lu mu dox dañu war a am dynamique bi nga xam ni moom muy ñu permettre ñu sauver loolu muy ay valeurs yi nga xam ñu ñëpp d'accord nañ ci loolu mooy expliquer lii dem la des fii il n'y a pas de problème que mu évoluer lii problème bi mooy ñu jëlee ay doxalin ci biti
imposer ñu ko ñun ñuy changer suñu comportement pour nuroog keneen pour nuroog ñeneen ñu médias yi internet di ñu indil ay comportement ñun ñuy bañ a protéger suñu bopp contre loolu ba duñu mën a fësal li nga xam ne moom la ñu gëm mooy suñu ay valeur suñu desee foofu c'est dangereux mais tant que ci ay changement yu normal la addina day soppeeku di soppeeku dara bonul ci ñun li nga xam ni addina bi bu bees bi moo ko indi ci ay comportement yi nga xam ne du ñu yàqal dara te dina gën a taaral sunu addina ba noppi te dina yokk sunu ànd ak li des ci monde bi dara bonul ci ñu dem ci loolu mais li bon mooy ñu jël ay jikko yu bon xam nga xam ne ay traits de civilisation yi nga xam ni fi mu nekk sax dafa yàq nga bugg ko indiwaat fii naan par force da ngeen koy def donc ñun sunu aada su évoluer day évoluer positivement parce que commencé wu ñun fii dañ fi agsi nanu ñaan yàlla mu may ñu àgg ëllëg ci ay conditions yu rafet. ci conditions yu rafet ñu gis ni kon bu ñuy roy dañuy roy ci li nga xamante ni moo baax ci biti réew ndaxte lii nii borom ñaari am ñoo xam sax bugguñu ko bu boobaa est-ce que duñu indiwaat wàllu yar gi ci kër yi ndaxte lépp foofu la dooree. waaw xam nga da nga dugal benn problématique bi nga xam ni tout à l'heure bi may ñëw rek maa ngi ci jógee maa ngi ci xalaat dama doon wax ak nit. mu tudd loolu. xam nga li nga xam ni dalay dal. nga xippa di nga xool amul benn problème parce que yaa ngi ànd ak moom muy ñëw ngay xippi di nga xool mu concerné la ñun benn problème la ñu am c'est que fi ñu addina bu bees bii ñu nekk muy addina bu ubbeeku wërngal kepp bi muy civilisation de l'univers fi ñu fekk daf ñu fekk ci ay environnement socio-économique bi nga xam ni ça veut dire que suñu dundin suñu liggéeyin suñu waxin suñu defin yi nga xam ni dafa amoon ay pàcc ay institutions yi nga xam ni moom moo ko tëraloon tey ñu bugg rek tëb rek dali fële te duñu liggéey ci li nga xam ni moom mooy permettre ñu continuer nekk ñun ci suñu bopp muy institution yi nga xam ni mooy passerelle yiy tax xale màgg nekk mag am xam-xam am njëriñ yooyu booy xool tey dañu jël école rek teg fii école nekk fii école bi dañ ko fi indi ñun dafa dal suñu ko parce que réglé wul woon suñu problème ki ñu colonisé woon moo doon réglé problème am moo tax mu indi ñu école am ay africains yi xam ne dañu jàng sama làkk mën a bind mën a dugg sama système social mën a dugg sama système économique mën a jënd samay dàll mën a jënd samay marchandise mën a dund comme man ñoom loolu moo leen dugaloon tey bu ñu demee nag ba xam ne école bi suñu école la parce que suñu réew la ñuy doxal dañuy seetaat ñun lan la ñu ñàkk ci aada yi nga xam ne moo fi nekkoon lan lañ ci ñàkk ça veut dire quoi ça veut dire que est-ce que ñun continuer nii rek di dem di fi ñu ne non nanu xool xale bii juddu ci kër yi comme am na ay yàqu-yàqu xale bii ci juddu kër yi bii loolu amul woon sunu ay aada lan moo fi ne woon muy système d'initiation ak éducation bi nga xam moo fi nekkoon yëpp muy système mu lël ay système mu éducation ci biir kër gi composition famille bi économie familiale bi dem tool jàng alxuraan wala jàng leneen ñu xool loolu yëpp nu mu demee woon ak lu ci nekk lan mooy njëriñam am na yi nga xam ne duñ ko mën indiwaat mais dañuy inventé waat ay passerelles yi nga xam ne day reprendre charge boobu ci defar bi ñuy defar nit du ma citer exemple bi ma doon wax léegi parce que c'est pas la peine mais damay xalaat ni tey war nañu xalaat ni en plus de jàng xam-xam nan la ñuy dellusiwaatee responsabiliser famille yi ci biir kër yi ak lan lañ leen di indil pour que mu jàppale leen ci loolu. lu ñu leen di yokk. lu leen di yokk pour mu jàppale leen ci loolu. mais ñu seet xale bi tamit li ko war a dolli pour que mu mën a nekk mag progressivement nan lañ koy jëlee en charge pour que mu bañ a génn jamono muy passerelle yooyu mooy nga xam ne jaarukaay la yi nga xam ne ci lañ koy jaarale mu mel ni par exemple génération d'âge yi ci quartier yi jong bi ñu doon jong lan moo ko mën a remplacer fii tubaab bi am nañ ko par exemple système scoutisme yaa ngi koy fàttaliku loolu yëpp ay outils jumtukaay la ñun yan la ñuy créer est-ce que daara yi ak école yi doy noonu est-ce que am na lu problématique yu ñu jëlul en charge ñu jëm trouver ay solution te loolu bokk na ci ba xale yi bu ñu demee ba màgg bay dëgër nga xam ne ñu ngi commencé moom seen bopp nan lañ leen di téye ba mu xaw mel ni ñu dugg service militaire te dugg ñu service militaire te nekk ci biir nit ñi muy volontariat ak liggéey yi nga xam ne dañ koy liggéeyal seen réew ñu won leen seen réew xale bi da nga koy won fu mu juddoo ndeyam ak baayam won ko koñ bi mu dëkk won ko diineem won ko askanam won ko réewam jàngal ko jëriñ réewam te loolu yëpp ay institutions yu ñuy teg en place la yi nga xam ni comme volontariat comme bénévolat comme yenn services yi nga xam ne daf ciy dugg taxaw ci loolu nga mandargal kaay lu koy won ni que
fii ak njàmbaar am na fii melin bu rafet am na fi. je crois que suñu dellusee ci tradition yooyu comportement yooyu inventé waat leen. mënuñu delluwaat nekk Afrique bi ñu nekkoon bii ñu nekkul nii. mais ci biir lii war nañu mën a inventé waat ak jumtukaay yi nga xam ne dafay permettre ñu jël en charge génération yi ba ki nga xam ne dugg ci sax loolu daf koy influencer parce que moom mu ngi ci biti wante xam na ni dugg ci am na valeur yu nekk ci biir dina ci jot parce que dugg ci day ànd ak ñu ci jot. moi je crois que suñu liggéeyee ci données yooyu. dinañ mën a rattraper lépp li nga xam ne dafay sooxe ci biir yar gi ñu yor xale yi ba bi ñu nekkee tout temps ba bu ñuy màgg. daf may fàtte rek jàngkat ba la mu waxoon le monde est vieux mais l'avenir sort du passé. effectivement sort du passé. ba léegi rek mu di seen émission hashtag Nitu macha allah di ci daal rek commissaire Keita bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci leneen ci prétexte bi moo di la xew ci Grand Yoff mu di ab doomu koo xam ne fekk fu baax africaine la nekkoon ci sunu biir dem di ñibbi këram ñu fekk ko fa ci yoon bi ñu agressé ko yàlla def mu faatu boobu bokk na ci benn ci yoo xamante ni fees na fi jamono yi beneen ba moo di Louga gone goo xamante ni dafa sàkku corom ba noppi ci li nga xamante ni moo génn gum ci l'enquête yi ñu fesal ko da ko sàkku ba noppi faat ko dugal ko ci foos mu nekk ay ñaawteef ay genre agression yoo xamante ni naam sax saa yu ma la woowee da nga naa man li fi nekkoon mi ngi fi ba léegi mais dafa mel ni dafa am lu ci tàmbalee yees ndaxte leneen li ci génn moo di ni ku doon fooye it ab pistolet ba faat ci ab xaritam yooyu yëpp di ay mbir yoo xamante ni commissaire bëgg naa nga indi ñu ci benn jàngat. waaw xam nga situation sécurité boo koy décrire dafa am benn li nga xam ne moom mooy expression générale sécurité bu baax bi wala insécurité bi c'est-à-dire jàmm ji nit di am dafa am noo koy waxee ni mu ngi mel ni rek nga toog ni jàmm ji daal alhamdulilah ça veut dire que ñëpp am na jàmm tout le monde est tranquille impression boobu mooy décrire ambiance générale bi wala nga ni réew mi daal fi mu nekk metti na trop parce que su may génn sax damay tiit loolu mooy décrire face bu négatif bi si diggante yooyu dafa am contenu ça veut dire dafa am li nekk ci biir ba ñu mën ko laal soo mënul xalaat noonu sax di nga mën ni lii xew na lële xew na yow ci contenu bi nga nekk fi mu nekk ça veut dire que yaa ngi wax ci li nga xam ni moo nekk ci biir li nga xam ni yëngalaat na attention yi ça veut dire que sunu xel dem na ci ba ñuy seet ñun fan la ñu toll ça nous ramène à ce débat là insécurité nii la dafay nekk tout le temps je veux dire crime dafay criminalité day nekk tout le temps mais lu nuy ñaan mooy ñu mën a liggéey ba dominer ko fii ñu toll nag da nekk ci contexte bu particulier bi nga xam ni xëy na sax lu bari xew na lu gënoon métti lii mënoon na xew parce que boo xoolee en dehors de li jiitu 2019 diggante 2019 ak ba léegi askan wi dañ leen taxawu ci dëkk bi neexul réew mi neexul xale yi dañu sonn et dañu leen créer dañ leen ërtal di leen ërtal ci ay manifestations di leen ërtal ci instabilité politique di leen ërtal ci lu bari ñu ñëw Covid bi ñëw dal suñu ko mais au-delà de ça ñu ngi nekk ci environnement bi nga xam ni dafa perturbé depuis on vient de finir avec la Casamance mais c'est pas tout Mali mu ngi fii à côté am instabilité c'est pas tout djihadisme bu ñu wër fii ak ñoom seen ndóol gi mu ngi fii lu bari mu ngi fii exode rural bi ça veut dire que ñiy jóge ci àll bi di ñëw ñu ngi gën di bari parce que loolu burul sax pauvreté monde bi noonu lay transformer plus ñuy avancer ci modernité plus économie rurale bi di ñàkk soxla ay loxo plus nit ñi di jóge foofu di ñëw ci centre urbain yi soo boolee loolu yëpp effectivement su dara changé rek day créer insécurité loolu moo indi ñuy gis agression yi ci quartier yi muy yokku te mën na gën a yokk lii ci jamono ji mu yokk ci jamono ji loolu moo indi faatu xale bu jigéen boobu génn ci contexte bi nga xam ni loolu mu ngi ci drogue mu ngi ci alcool mu ngi ci laisser-aller mu ngi ci manque de pression wu ñi nga xam ni ñoo yore réew mi ci ñi nga xam ni ñooy environnement délinquant yi mu ngi ci parce que seen loxo jóg na pourquoi parce que ñu ngi ci leneen loolu moo indi loolu yëpp mais boo jëlee nag kaawu xale bi gaañu Louga yooyu ay phénomène la yi nga xam ni en fait dandul nuroo rek mais fi mu jógee ci sunu dundin la loolu mu ngi mel ni ki rey jabaram parce que dafa mer ki rey jabaram parce que daf koy fiire kii rey wujjam parce que phénomène yooyu lay nuru mu ngi nekk ci li nga xam ni ñun moom la ñuy dund ba ay rëq-rëq di ci am ay mer di ci am ay colère di ci am ay tiit c'est l'environnement émotionnel noonu la ko tubaab di waxee moom mooy fonctionner di générer ay comportements yi nga xam ni day yóbbu ci ay défini yu mel noonu ça veut dire suñu yëg-yëg am na fu muy fonctionner rek daf ñuy dëngal
loolu nag mook àddina ñoo ànd mais il n'empêche que dafay participer comme conséquence ci li nga xam ne mooy tiital nit ñi parce que ni ma ko mën a expliquer ba ni lii kat ci àddina bi la ànd dafa ànd ki nga xam ne day yëg rek moom effectivement su fekkee daje na ak xale bii ñu rey Grand Yoff dajeeg leneen ñu naan dee effet répétition boobu day tiital nit ñi mais il faut ñu comprendre lu ci nekk lu mu doon c'est la même chose pour kaw ki nga xam ne dañ ko rey ak fetal c'est la même chose c'est des fautes qui arrivent ci kër ci mag mu teg gaz bàyyi ko foofu ba xale laal gaz bi ainsi de suite ci leneen ak leneen yooyu ay responsabilités individuelles yi nga xam ni ci dundin bi dafa am ay jumtukaay yi nga xam ni dafay nekk ci dundin bi ñu am ci occasion nag léegi daal ni mais fetal gi lu mu doon def foofu. merci. fetal gi lu mu doon def kan moom fetal gi lu tax nu mu tuddati encore kii di raxaskatoo rek jot ci fetal gi. est-ce que ki ko moom waroon na yore fetal bi. nan la ko war a yoree. voilà les questions qui suivent mais dans la normalité on a eu des cas plus graves que ça ki yore fetal bi génne fetal bi jam nit. di ko xool nii jam ko du am na fi donc spécificité mooy lan moo war a nekk ci suñu préoccupation gën a contrôler fetal yi gën a fexe ba nit ñi koy yoree nitee gën a fexe ba éviter yenn erreur de comportement yi gën a fexe ba administration bi comprendre loo nit ñi ñu communiquer suffisamment ci dangerosité fetal kii yore fetal bi tamit kii bëgg yore fetal ëllëg ñu wan nga ni que premier danger bi mooy nga yor fetal bi nga xam ni amee woo ko ci yoon. effectivement dem quelque part ci marché clandestin jënd fetal def sa biir oto def sa poche. jënd fetal parce que da nga bëgg fo soo ko ameewul ci yoon rek tu es en danger soo ko amee ci yoon soo ko war a buggee am ci yoon nan ngay jaar da ngay dem ministère de l'intérieur ñu jox la kayit nga dem ci armurier bi kiy jaay fetal te yoon may ka mu jaay fetal mu jox la mandargay fetal nga dellu soit déposer sa demande. ñu xool càmbar la yow ba seet ndax. yow nite nga nite waay bu war a tax nga mën a yore fetal te doo causer lii mat nga mataay boobu kenn du mat mais dinañ jël yooyu précaution ñu jóge fa xoolaat leneen yow lan moo war a tax ngay wut fetal lii tax nga war a wut fetal su doyul rek loo mat war na ne demal toog fële soxla woo ko parce que ñi yore fetal di la aar ñu ngi fi muy police di gendarmerie di armée yow looy day fetal su fekkee nag xam nañ ni yow mii mën nga ko soxla ñu seet nag yow mi nan lan lay armé nan lan lay éduquer ba nga mën ànd ak loolu vraiment leçon yooyu la ñu war a tirer ci lii en nous disant que procédure yi baax na parce que procédure daf fi yàgg. mooy procédure autorisation mun ñu fi def leneen. mais nanu dellu si waat xel ci ni bu ñu administration bi war na fonctionner de sorte que bu ñu am faiblesse ci ni ñuy fexee ba autoriser nit ça autoriser nit parce que kilifa la. simplement kilifa la am na mbubu yu rëy am na alal am na ceci la nga jox ko autoriser nit parce que day dëngal yoon am na doole am na intervention am na xaalis mën na yooyu ñu éviter ko administration nag mooy armée boobu parce que responsable ci kanamu askan bi la te su fekkee ne yow da ngay autoriser nit mu yore fetal nga def ko ba fetal boobu rëy nit mu neex la mu naqadi la am nga ci responsabilité parce que yow yaay tutelle bi yow yaay def loolu donc war nañu seetaat yooyu condition yëpp te xam ni nit la affaire nit la suñ ko gisee noonu dinañ def aywa mu di rek seen émission Hashtag News di ci dalal commissaire Cheikhna Keita Babacar ñu dem pause ñëwaat. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ñaar yu tomb ñett dimanche fanweeri fan mai 2021 mu di seen émission Hashtag News di ci dalal rek commissaire Cheikhna Keita sànq bi ñuy daaneel ñu ngi woon ci wàllu rek fital gi ak ñàkk kaaraange gi parce que ci sa biir wax am na lu ma ci for moo di ni kooku lu ko tiital ndax am na lu ko tiital ba mu war a mën a yore li nga xamante moo di fital bi yooyu yëpp dégg naa ko ci waaye bu ñu jëlee kaaw ki nga xamante ni moom si boppam biñ ko dégloo ba noppi selon ba tey rek ñun suñuy source ci l'enquête bi nga xamante ni moom nee na postier la ba noppi yenn saay daraan faral di yóbbu xaalis moo tax mu jëloon fital boo xamante ni Europe la ko jëndee comme li nga wax jaarale ko ci yoon amul aussi port d'arme amu ko yooyu enquête bi génne na ko que moo tax mu yore ko bu boobaa kaaraange dafay ñëwaat donc est-ce que ñun ñi ñuy aar naam sax mënuñu am 16 millions de takk der est-ce que ñi ñuy aar mat nañu wala vraiment ñu ngi def seen liggéey. moo xam nga ñun ñu ngi toog fii di def émission bii je crois que ni li ñuy doore mooy suñu matul woon wala defuñu woon seen liggéey ñun tax duna am temps wu toog fii daf di comme ni ma la ko waxee lépp mënut a mat fépp. li ñuy def kay mooy fexe ba li ñàkk mat ak li ñàkk doy néew muy
insécurité bi dañu fexe ba mu néew fexe ba ñi ñuy aar ñu am jumtukaay yu doy ñi ñuy aar ñu mat ci nombre c'est-à-dire ci dayoo ñu mat ko ñu ñuy aar seen xam-xam seen xarala mat ñu ñuy xaar seen fulla ak seen jom mat ñuy xaar ñu xam li leen fi teg effectivement su ñuy tàllal Sénégal nag depuis mu nekkee Sénégal ba léegi je crois que li ñu dund mu normal moo ëpp li ñu dund ci crise de très loin donc nan seetaat ñun évaluer li tubaab di wax état des lieux moment yu mel ni dañuy def état des lieux évaluer suñu niveau wu sécurité insécurité par rapport ak rey yi nga doon wax par rapport ak fetal bii ngay wax jéem génne problème yi nekk yëpp renforcer parce que quel que soit alpha niveau de jàmm am na jàmm bu fi am renforcer parce que quel que soit alpha am nañu police am nañu gendarmerie am nañu armée mais ci situation yu mel nii ngay natte ni lii de suñ ko ci yokkoon dina dem nii de suñ ko defoon dina dem lii de suñ ko yëkkati woon dina dem lii de suñ ko tegoon dina dem man j'ai confiance wóor na ma ni tey am nañu situation bu mën a dem mais cas particulier waa ji nee na dafa demoon France fa la jële fetal wala feneen xaw ma fan jële ko amul bu normal war nañu gën a nag dellu siwaat ci nag sàmm espace bi ñu may ñooñu pour ñuy indi fetal yu normalul muy ci contrôle aux frontières muy ci contrôle marché clandestin yi muy ci contrôle bépp fànn contrôle bi nga xam ne dinañ fa mën a taxaw ba nit ki mu wóor que ni fu mu ko mënti jëlee du ko dugal Sénégal mooy sunu problème fii surtout en Afrique de l'Ouest moom bi nga waxee jël arme foogoon naa ni feneen la koy jëlee parce que fu mu ko mën a jëlee feneen mu gën a yomb dem bitim réew bari na pourquoi parce que traditionnellement depuis très longtemps ñun fii suñu diggante zone réew yi dañu am tradition wu marché clandestin bu arme c'est-à-dire ni ngay jëndee yamba noonu la nit ñi trafiqué ay arme ci suufu table yi ci cartable ak ñoom seen jógee réew ak réew institution dañ ko am te loolu problème mu Nations Unies la problème mu Union africaine la problème mu CEDEAO la ñu ngi ciy taxaw di ci xalaat génn ci ay pexe donc mën nañ yaakaar ne suñ continuer dinañ faj dara buñ continuer dinañ faj dara leneen loo xamante ne rek faju woon na mu di événement yi amoon ca mars ba ñu génn ba Macky Sall ni njiitu réew mi dégg naa samay ndaw dégg naa li nga xamante ni wax nañ ko waaye ci jamono boobee dañu gis ni ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci bopp en l'occurrence Ousmane Sonko mi nga xamante ni daanaka da ci doon génn dafa ni bu ñu deful ndànk deuxième vague dina ñëw te day gën a saf wax jooju bi nga ko déggee ak booba ba léegi ban jàngat gi ci gis. man fi ma féete ci problème boobu dafa yàgg d'abord damay wax am na benn document bu ma paree nii ci benn plateforme bu ñu monté ak des Sénégalais qui jugent que fii réew mi toll ñëpp dañu deful li ñu war a def. ok parce que opposition bi ni mu opposé du noonu opposition bu bugg a for pouvoir opposé wul day nekk ci subversion te pàcc boobu Ousmane Sonko ak activistes yi. ñoo yore loolu. ñu xewal nag activisme mooy taxaw ci mbedd mi rek lu la neex nga wax te doo fi indi dara je suis un anti-activiste parce que gëm naa ni loolu du defar réew. am na activistes yu baax. c'est des lanceurs d'alerte ñuy xeex dara wane fii ànd ak ñu yore réew yi di liggéey mais activistes yi nga xam ni loo indi soo leen indi loon ajjana danaan puisque yow la baaxul puisque yow la baaxul ba noppi duñ fa teg dara suñ doon indi safara sax daal ni def naa tuut ndox mu sedd ñu mën a d'accord mais duñu indi dara lu dul ñaxtu ba noppi nag di xiirtal askan wi maa ngi lay wax tout à l'heure ni wax askan wi naqadal leen di xiirtal askan wi ci loolu moo dugal ci lii ñu gisit ni jamono bi nii mu tëddee sunu environnement bi dafa demee ni nga xam ni dafa ni am force yu nekk ci biti ma jàmbal wax na ko ñu daal ci kawam capitaine Dièye wax na ko ñu daal ci kawam man dama ko waxoon avant ça bi fii Noémie John su ñëwee ak Petro-Tim ainsi de suite j'ai fait un courrier j'ai appelé à une conférence de presse pour ni ça c'est de la subversion ci boobu monde la nekk su affaire bi demee Ousmane Sonko feeñ ci digg bi ak ni mu ci feeñee ak fi mu taxaw bu ma bañul wax bu dëgër dama naan kii fan la ñu teg ñun parce que déjà il faut que ñu insister ci loolu politique ak leneen dafa bokkut sa dund bopp lu la neex nga def mais soo xasee ba bokk ci penc mi lu la neex nga def moom loolu la def bokk ci penc mi dëkk ci ndombal tànk ba noppi bugg def lu ko neex il faut que mu naqadi Sénégalais yi
man dama d'accord ni fi mu dem waru fa dem mu dem foofu ba noppi daal di tëb daal ni gaa ñi génn leen parce que kee moo ma soxla man lay complot man mun ma d'accord ci loolu mooy sama point de vue et je me bats pour ça baat di xeex nag pour conséquence loolu ma gis ni bi loolu amee ba pare classe politique bi société civile défenseur de droits de l'homme yi nga xam ne ñooñu nga xam ne ñoo waroon taxaw ci digg bi pour équilibrer waat débat bi ñooñu pëccëxoo ñëpp dem féete benn boor dafa mel ni ñun ñëpp dañu tëddoon di xaar ñu ni nguur gi kat ban vendredi lay dee ñun ñëpp ñu gaaw dem suuli ko mais loolu dafa extraordinaire li xew ça veut dire que ñun réew mi dafa tëdde benn boor ku bokk ci nguur gi baaxuloo ku yore nguur baaxuloo mais ñi nga xam ni dañuy ñaxtu di jàmbat di wax ñoom ñoo baax aada yooyu dafa bokk ci li nga xam ne mooy nasaxal suñu réew mooy gasaxal suñu ay comportement te nit ñi prêté wuñ ci attention et defuma rek pour ñëw ci rajo bi nii dama ànd ak ay nit ñu dajale ko ñu def benn plateforme commencé di xeex ci loolu je suis très politique mais dafa am fi nga xam ne ñun ñëpp ñoo fa war a daje waratuñu wax politique dañuy wax dëgg pour suñu réew dañuy défendre suñu réew dañuy wax naan lii mënul am comment loolu mën a am gis naa M2D waaye dañ ciy ñëw M2D dem taxaw fële ñoom daal ni ñii ak ni ñan ñoo nekk ci M2D la majorité ñëwoon nu mu tëddee encore esprit wu organisme bi ne woon fii bi Abdoulaye Wade wàcc mu waay non beneen bi COS M23 waaw M23 ah ñoo nekk ci boobu dynamique avec la même volonté jël askan wi daaneel ko ci mbedd mi pour jot nguur wala pour nguur gi nekk ci mbedd mi ça c'est pas possible et il faut que ñu moom ñu nangu critique mooy ñu nangu nekk ci débat bu ñu nangu nekk ci subversion mooy tout le temps yow da ngay def lu yëngal réew mi da ngay def lu naqari askan wi da ngay pousse askan wi tant que ñu ngi foofu duñ fi am jàmm et ça ne passera pas parce que il faut que ñeneen jóg wax leen ni yéen rek du ngeen sénégalais M2D je crois que wax naa que mon ami là consort Cheikh Tidiane je lui ai toujours dit je te comprends pas parce que yow tu es un grand monsieur mais fi ngay tibb du foofu déjà fi mu taxaw fii du place am ah oui du place am parce que nit boo demee ba nekk cadre ci réew am culture politique bu doy doo wuti lu yomb loolu da ngay actif politiquement taxaw opposé wu wala nga gouverner clairement mais doo def subversion wax naa leen que bi ñu génnee fii naan askan wi oui c'est le peuple qui est le problème parce que ñoom en tant que aar lu nu bokk dañu génn woo peuple bi bañ ni du ma marché ñu génn ni c'est le peuple qui est le problème ça veut dire que ñoom benn mécanisme lañu am peuple dans la rue gouvernement tu as des problèmes peuple dans la rue gouvernement tu as des problèmes loolu fan la mën a prospérer mu nekk jàmb réew dañ koy tabax vraiment ce qu'on peut tirer de ce machin là c'est que réew il faut que nit ñi ñeme am fit taxaw tabax réew mi ànd mu metti ñu ànd mu naqadi ñu ànd ku bëgg jël nguur gi nag jaar fi nga ko war a jaaree mais su fekkee ni dañuy naan ñii baaxuñu nan fi jóge kan moo baax Senghor baaxul Abdou Diouf baaxul Abdoulaye Wade baaxul Macky Sall baaxul kan moo baax ñoom suñu ñëwee baaxuñu alors ñun Sénégalais ñoo war a ànd defar suñu réew. ñoo war a ànd defar suñu réew di kàddu rek commissaire Keita ju ci wéy ba léegi ci événement yooyu nga xamante ni joroon na coow lu bari ci mbiri capitaine Touré ba mu waxee dégg nañ la ci nga wax ci lu bari lu waraloon wax jooju naam sax ñun ñoo la doon woo di la laaj lu ko waraloon. même position bi ma am nii léegi dafa am li nga xam ne bu xewee rek dafa am ñu ci war a wax capitaine Touré sunu naatangoo la parce que man commissaire de police la li ko tënk moo ma tënkoon aada yi nga xam ni moom la nekkoon rax ci dolli nag bu demee ba nekk ci situation bi nga xam ne lii fi xew dafa am lu ko jege woon wala mu jaar ci loxoom mu am ay obligation yu nekk ci loxoom bu demee ba moom di juger di xëccu benn liberté am na problème mooy na seetaat ci boppam moom lan la def ba war a mën a am obligation wu positionné wu fii am benn comportement bi nga xam ni lui-même il devient subversif parce que dafa jóg ni damay jox sama liberté damay wax ak askan wi damay dem ci rajo yi damay dem ci télé yi ceci cela non loolu du rôlam parce que il est toujours capitaine tel te fi mu duggee ci affaire bi du capitaine tel nekk benn messie dafa nekk capitaine bu newoon ci benn béréb bi nga xam dañ fay def enquête liñ fa indi du enquête politique enquête ndaw si nee na dañ ko violé ana lu ciy transformé wu ba capitaine bi di wut ay média ça veut dire que moom ki ni complot moom la àndal mais su dee enquête viol rek amul dem rajo
parce que soo demee tribunal ay ñaata viol ñoo fa nekk ay viol yu gën a salté loolu am na fi depuis lors donc capitaine Touré moo indi boppam ci situation yi nga xam ni c'est des situations à problème bi mu ko defee rek xam na ni foofu la mën a laqatu créé wu benn légitimité bi nga xam ni day xëccu benn image ànd ak askan wi nekk espèce révolutionnaire loolu la doon xëccu pourquoi parce que au départ toujours ñooñu intuitivement da ngay comprendre ni à la limite bi loolu xewee réew mi tàkk moo leen arrangé woon parce que foofu rek la ñu mënoon génn am jàmm mais amu ko. Donc il va répondre devant la gendarmerie de ses responsabilités en tant que soldat. Et la responsabilité de la gendarmerie est restée républicaine. Fekkee wu ko ci boobu débat. daf ko jëlaat en tant que soldat. defal ko traitement bi ñuy def soldat bi nga xam ni dafa déserté. Il a été signalé absent. topp ko ci loolu ba loolu jeex mu ànd ak moom ci secret ci procédure yi nga xam ne lu mënti xew moom la ñuy appliquer alkaati wala militaire bu nekk en situation. C'est des fautes à l'intérieur d'un corps bi nga xam ni dafa am tradition de secret. loolu ñun suñu yoon nekkatu ci lu gendarmerie may ñu xam ko mais il va devoir suivre et li mu def yëpp ngeen gis ko ci penc mi sens bi mu am ñi naan woy capitaine Touré amul boobu sens pour gendarmerie gendarmerie dana am sens su kii gendarme la dafa am li nga xam ni en tant que gendarme war na ko def bu ko deful noonu lañ koy xoolee et c'est à sa hiérarchie de voir ñi nga xam ne ñoo ko yilif ñoom ñooy xoolaat nag léegi nu ngi koy apprécier te duñ la laaj yow duñ ma laaj duñ laaj keneen parce que li téere yaa ngi fi tradition yaa ngi fi règlement bi mu ngi fi foofu lañ koy seete foofu lañ koy jàppe je suppose que jeexagul parce que li mu fi def moom ëpp na def et l'autre aspect de la chose c'est que pour la première fois ñu gis lu mel nii man damay wax subversion je vais jusqu'au bout de mon idée est-ce que benn la ci gendarmerie est-ce que ñii di bugg réew mi tàkk est-ce que infiltré wuñu gendarmerie infiltré police infiltré armée am ñi nga xam ne dañu feeñagul yu ñu dig ay poste waaw ñëw leen fii parce que réew mi fii la jëm ëllëg loolu moo xew ci réew yëpp suñu amee réew mi di ngeen nekk nii yaay chef d'état-major yaay ceci la il faut que ñu bàyyi wax suñu xel ci sécurité dafa grave sécurité ni mu grave moo war a tax ñu surveiller comportement yooyu que capitaine Touré dafa ubbi benn filon bi nga xam ni désormais les autorités qui gèrent la sécurité du pays vont y prêter attention ñan ñoo nekk ci armée bi ñi nga xam ne mën nañu répéter comportement am wala ñu ngi làqatu ci biir parce que je suis le cousin de tel parce que je suis le frère de tel parce que jàng naa parce que am naa lu ma naqadi parce que ceci cela je peux accompagner des gens qui veulent ramasser le pouvoir dans la rue ça veut dire que mën naa ànd ak nit ñi nga xam ne nguur la ñuy wut suñu amee nguur man sama àddina dina changer attention yooyu yëpp c'est des idées nga xam ne il faut qu'on y pense suñ ko ragalee rek réew mi dina sànku. am na solo hashtag news di wéy bu ñu jógee ci loolu leneen la ñuy wax ba léegi ci Sénégal naam sax ñi ngi ci def yi jéego yu am solo commissaire mu di wàllu ñoll bi ñi ngi nas yi pexe saa su ne mu yi jaar ci bateau yi jaar ci aéroport bi yi jaar ci suuf si muy wàllu drogue bi ndaxte bés bu nekk wala ay bés bu nekk nga dégg ñu ni suñu soldat de l'économie wala gendarmerie ci frontières yi jàpp nañ nangu nañ ba ca mujj AIBD mooy mule Cap-Verdien boobu nga xamante ni dafa jëloon ay mbir ci maanaam daal da ko ay doom yu mu wanoon biñ ko scanner ñu gis ni drogue mi ngi ci maanaam daal ci biir mbàq gi noonu laa ko mu te ñu jégal ma ci kàddu gi kon mu mel ni la nga ko waxee sànq rek dañu war a dolliwaat de waaw effectivement te bu ñu tiit parce que loo mën a expliquer rek mën nga ci dara fii demewul woon nii il y a 40 ans ñi fi xam luy cocaïne bariwul ñi ko xam héroïne bariwul il y a même 30 ans wax ji bariwul woon noonu tey bu ñu demee ba mu defe nii ça veut dire que ñun suñu phénomène bu mondial la dafa mës a lëmbe àddina bi ñun ñu nekk ci modernité ak mondialisation daf ñuy toucher par force àddina bi noonu lay fonctionner drogue bi ni ngay amee portable di ko yoree mu nekk influence su ouverture bi ci àddina bi noonu ngay duggee ci phénomènes yi nga xam ni yow sax quelquefois doo ko gis fii mais à force d'être informé yaay dem wuti nga bitim réew est-ce que tu comprends mu nekk rek sur le plan comportemental c'est-à-dire doxalin jëfin du bagage boo yoree yow yaa koy importer téye ko mu nekk ay bagages yi nga xam ni yow gëm nga ni yow mën na changer dara ci àddina wala mën na la indil neex-neex wala indil woyof mën na la indil alal yow yaay dem wuti ko monde bi noonu lay doxee mu nekk nag cas particulier drogue c'est que drogue monde la dafa am ay cartel ay nit ñi nga xam ni ñoo ëpp doole ay état ci alal parce que trafic bu rëy la ñoo ëpp comme état ci alal ñooñu dañu yor seen projet yor seen politique dégg di quelquefois fii damay gis nit ñi par souci de facilité dañ naan drogue bi borom doole yi ñoo ko fi indi non c'est des mécanismes borom doole yi indi wuñ ko fii
mais ñiy def drogue suñu soxlaa borom doole dañuy déployer li nga xam ni moo leen di permettre ñu jot ci borom doole bi nasaxal ko récupérer pouvoir am dugal ko seen trafic loolu mooy li nu dal actuellement fii ci zone yi nga xam ni bii ancienne voie de la drogue c'est yoonu drogue yu jëkk yi nga xam ni fi ñu ko doon béyee ak di ko fa traité dafa am yoon yu ñu daan jaar dem ci marché yu mag yi nga xam ni mooy Amérique di Europe Occident le marché occidental mooy nga xam ne marché moo gën a mën a consommer drogue dafa am yoon bu fa jaar mais ñun biñ ñu soxlaa ñun dañu ñëw fii liggéey indi fi ay moyens situation favorable am insécurité bi installé wu fii depuis des années ñu profiter ci terrain boobu nasaxal ñu jaar ci réew yi ñu wër nga xam ne amuñu doole Sénégal ci lutte boobu parce que ñun bi ñu lutte fii contre drogue du ma sut benn këfin pour mu bañ mu xew fi boobu yeneen réew yi xalaatuñ ko sax ñu ñëw implanté foofu dugg ci sunu biir bi ñu duggee sunu biir li ñu njëkk a def mooy créer fi marché de drogue mooy dugg ci site hôtelier yi seet nan la ñuy fexee ba foofu tradition yi dugg fa ñu installé foofu ba drogue bi dugg fi ñu seet ba Grand Dakar Grand Yoff ceci cela créer marché de drogue léegi nag loolu lu mu leen di permettre ñu daal di déplacer ak su transport drogue bi jëm yeneen destination yi rentable yi ça veut dire que sunu réew yi yëpp dañ leen étudier cartel yi dañ leen utiliser cartographier leen dal ni yoon wi daal suñu travailler yoon wi fii lay gën a neexee ñu travailler yoon wi am ci passage daal ñu submerger comme ni ñu ko defee woon feneen ba xam ni foofu ëpp nañ leen doole ñu daal di changer daal di ñëw fii nag tant que yaa ngi leen di gis fii ça veut dire que alkaati ak gendarme ñu ngi liggéey ñu ngi góorgóorlu leen topp mais ça veut dire que ñoom li ñuy def am nañ ci intérêt moo tax ñu continuer di ko def fii parce que c'est simple drogue du lépp nga jàpp lépp kii envoyé benn cargaison sax day envoyé fukk pour que ñaar àgg wala ñett wala ñeent wala juróom-ñett mais envoyé pour que lépp àgg donc lii nga xam ni moo fi des mooy li nu war a jàpp li nu mën a jàpp li nu jàpp effectivement ñoom li nu bàyyi ñu jàpp ko parce que ñoom dinañ def si tamit envoyé lu jaar fii jaar na courrier bi par exemple jaar na Mauritanie ñu daal di lancer benn situation Sénégal attention yëpp nekk fii ñu signaliser ko ñun ñu daw topp affaire boobu fekk affaire baa ngi jaar c'est pour vous dire que ay milliards yi milliards fu mu taxaw nit ñi dañuy am xarala gu doy pour mën ci profiter et donc encore une fois dafay phénomène bi nga xam ni il faut que ñu d'accord ni dangerosité am nekk na lu lié ak problème mu xaalis parce que li nga xam ni boo ci jaayee kilo am ay millions 80 millions 100 millions 50 millions par kilo soo ko ci jaayee benn kilo mu indi la loolu mais loolu fan nga ko gisee alors la réponse c'est oui effectivement drogue bi mu ngi fi oui ñun dugg nañ ci environnement bi nga xam ni mooy environnement drogue yu mag yi nga xam ni ñoo ci àddina ça veut dire que ñun danoo avancé mais danoo avancé ci pàcc yi nga xam ni danoo war a ñaan yàlla mu musal ñu ci boobu avancé mais comme nag mu ngi nekk noonu noonu gën a ñawal sunu ay jumtukaay xeex et les gens sont là-dessus parce que nekk ci ñun rek ñu ngi ci ak ay plateformes nous sommes africaines ñu ngi ci ak des partenaires européens et nous essayons de faire de sorte que affaire bi yem fii seulement il faut pas que ñu liggéey pour que affaire bi bañ dem feneen il faut que ñu liggéey pour que affaire bi yem fii suñu réew suñ ko defee dinañ sauver. suñ ko defee dinañ sauver leneen loo xamante ni saa yu ñu di comme li may wax jaaraama sunu ndawal kaaraange parce que doo toog une semaine boo xamante ni génn wuñ communiqué ni jàpp nañ mais saa su ne bu dee trois jàpp ñetti jàpp lañ def ñaari day ànd ak faux médicament. day ànd ak faux médicament. mooy mais bul boole ñaar yooyu parce que ñaari phénomène la yu bokkul. boobu dafa tàmbali muy takkarnaas. non mu ngi fi woon mais dafa amuloon bi publicité. parce que c'est un marché vieux comme le Sénégal les faux médicaments sont là depuis ñun bi ñuy dugg police fii leen ko fekk. muy jaar par nos voisins là et consorts ici périphérique mu nekk marché bi loolu moo indi autour de Sandaga tout ce marché là de médicaments et consorts loolu dimension wu trafic de médicaments ak faux médicaments la soo demee ci yeneen réew moo fa ne sax da ngay gis ko gàddu kii allez asporo allez aspirine demal fii jun rek ñoo ko amul dañoo am ay ruq wala ay table mais demal ci yeneen réew mi da ngay ñëw ñu tegal la comme lay tegalee boolu jën wala kii buri jaay jën noonu lay tegale boolu médicament pour nga jënd est-ce que tu comprends donc loolu dafa nekk phénomène lii dangereux nag ci phénomène faux médicament am na ñu ni sax moo gën a grave trafic drogue bi ci alal bi muy générer depuis toujours pourquoi parce que kiy jënd faux médicament du drogué kooku par force day jënd médicament parce que dafa feebar te xaalisam doyut boppam day métti te xaalisam doyut fi nga koy jaayee benn këfin 1000 francs moom su amee 100 francs jënd fa wala benn 50 francs jënd fa le même paquet donc loolu mooy dimension bi tey nag la même chose ñooñu
comme seen marché da doon dox ñun ñuy protéger wu marché bi duun na ak ouverture yi nga xam ne dafay du ma tudd yenn réew yi moo nekk ci pays asiatiques yi nga xam ne nit ñi dañ fa bari trafic la ñuy dundee ñoo développé ay installation yoo xam ne day defar faux médicament jël nag léegi lépp li nga xam ne médicament bu normal la ñu koy copier da ngay jël benn médicament benn comprimé nga copier ci paquet jël benn paquet copier ci caisse est-ce que tu comprends loolu su amee xaalis dafay nekk le même problème mais problème mu faux médicament àndul ak problème c'est même deux mondes de trafic différents je veux dire que c'est pas les trafiquants de drogue qui sont les trafiquants de faux médicaments c'est un autre monde de business qu'il faut prendre très au sérieux man bokkoon naa ci ñu représenté au ministère de l'Intérieur ci commission bi newoon ministère de la santé qui traitait de ces questions au milieu avec les pharmaciens mais dama mës a wax ni nanu bàyyi xel ci ni lii moo gën a grave drogue et Nigéria heureusement par exemple ñoom très tôt jël nañ ko au sérieux boo remarqué xëy na am na fa mais ils ont des réponses très appropriées parce que ñu ngi ciy xeex lu nu ma sabal ñun dañu war a structurer xeex bi nga xam ne comme ñun dafay xeex contre la drogue dañu war a structurer xeex mécanisme xeex yi nga xam ne day xeex les faux médicaments day topp garab yi day topp génération garab yi ci pharmacie yi ñuy jaay nii malgré qu'ils sont en règle dañuy topp seen génération garab day topp garab yi circuler dañuy barrer frontières yi pour garab bu baaxul du fi dugg. ba léegi rek mu di seen émission Hashtag News commissaire Cheikhna Keita lañ ci dalal nag tey jilee buñ jógee ci loolu ñu wax nag leneen loo xamante ni lëmbee na Sénégal dibéer ba léegi une semaine gars yi ñu ci di ci yàbbi ñu toog rek ni njiitu réew nguurug Sénégal jënd nañ avion bu bees. ñi milliards yi nag bëri na waaye officiellement liñ ci génn mooy juróom fukk ak juróom-ñaari milliards lépp ci la bokk mu doole lañ ko jëndee coow li da bëri na commissaire. waaw mais est-ce que waroon na am coow normalement xam nga esprit bi ñuy fonctionner nii bu fekkee ni ñun bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi sunu réew président bi day am avion ñu koy jënde xaalis je crois que def naa. xomba Pointe de Sangomar moo fi jëkkoon nekk avec Senghor après Sarène waaw du après kii Pointe xawma lan ñëw ba ñu duggaat ci lii encore président moom si jënd avion xam nga pacte confiance dafa am solo ci am réew te au-delà problème bi wax naa la tout à l'heure nii dafa am ay comportement yi nga xam ne dafa rompre pacte confiance ñun dañuy élire nit ba noppi nag ni ko jóge fi est-ce que tu comprends loolu moo indi débat yi vous croyez que ni kii jënd avion présidentiel su fekkee ñun joxuñu ko confiance pour que sunu avion présidentiel normal dina ko mën a jënd te du poser débat loolu mooy sunu problème est-ce que ñun dañuy dugg ci ay 50 milliards la ko jëndee et la grande technique 50 milliards loolu mënoon na tabax benn hôpital mënoon na il est question de présidence il est question d'avion présidentiel hôpital yi ñu ngi leen di tabaxee leneen ñu ngi koy defee leneen moi je crois que il faut que ñun ñu revenir à plus de raison suivre naa débat bi yëpp mais xaalis yi ñu ciy tudd sax rek dafa di li nga xam ni dafay égarer askan wi askan da nga koy respecter pas ñu éli askan da nga koy respecter apporter quelque débat yu constructif moi je crois que su fekkoon ni ay nduxum moo tax ñu def lii du leen ko defee feneen fu dul jënd avion présidentiel moi je crois qu'il faut que ñu delluwaat ci dimension bi nga xam ni. allez-y. ci dimension bi nga xam ni dafay wane ni ñun kat ñii fi nekk ñoo leen fal te ñu ngi respecter askan wi ci li nga xam ni débat yi ñu koy poser je ne vois aucun débat gisuma débat ci loolu lu dul actualité la war nañ ci wax nañ ci jeex na. ñi contre dinañ ci wax mais ñun sénégalais nañu comprendre ni le voyage n'est pas encore terminé nañu continuer. aywa day continuer li nga wax ni yëpp dafa am benn baat bu ma ci am solo ndax foofu lay transiter muy fal baatu pal dafa ñëw sama xel yóbbu ma ci local yi nga xamante ni moom la ñu fas yéene jëm laata ma ñëw ci local yi ay jamono déggoon nañ li fi ci ab mouvement mi ngi am ba léegi déet wala parti politique la léegi. man du ma fonctionner noonu xam nga bi ma génnee police li ma jëkk xalaat mooy ni mënumaa génn police toog bu ma amee chance dama génn police. yàlla may ma tur ci ay circonstances mënuma ci dara defuma ci dara du ma jàmbaar du ma dara nit dong la mais yàlla mooy créer ay phénomène may ma tur ci loolu boole ma ak askan wi su ma waxee ñu déglu ma lu ma wax ñu ni commissaire Keita wax na lii man dama war a taxaw rek def politique mais évoluer ci contexte bi fii j'ai pensé en un moment donné mettre un mouvement j'ai essayé naa j'ai pensé essayer naa mettre un parti politique mais après
débat bi dal di jóg parti yi dafa bari mais je dis mais en fait ils ont raison. Comment faire pour que ñun Sénégalais yi nga xam ne doon ànd def politique ñu mën a am taxawaay bi nga xam ni day respecter bugg-bugg askan wi pas sunu bugg-bugg parce que su parti yi buggee rek sunu bugg moo ñu jiital. loolu pour mu nekk il faut que ñu d'accord ni man ak yow su ku nekk amee parti ak juróom-ñaari nit ñeneen ñi xëy na ñun ñoo bokk gisin ñoo bokk bugg-bugg ci réew bi. ñoo bokk lii mais pourquoi du ñu ànd. loolu moom a jëkk boole ak ànd ak Oumar nu mu tuddati encore Abdoul Mbaye. maintenant ancien premier ministre. oui mu envoyé ay nit ñu wax man leen man du ma fokkat. waaw du ma fokkat wax ko loolu. du ma fokkat mooy lu may def ci dëgg laa koy teg. lan nga buggal Sénégal mu won ma programme am ma liir mu rafet ma ne lii de rafet na ñu toog ma gis ñi mu àndal ma ni que d'accord naa ànd ak yow mais politique kenn du dajale say xarit di ko def. da ngay def politique rek ànd ak ñi nga xam ni yàlla may na leen ñu bugg def politique wala ñu koy def nga taxaw pour jëriñ réew mi comme ni nga ko waxee nan door ma defee ñetti fan je me suis rendu compte que moom boppam moo ko fi indi. Je ne cache rien. J'ai compris que celui-là boppam moo ko fi ci ay humeur ak ay état d'âme ak ay émotion la taxaw ci sama gis-gis kon ñëwul pour fajal réew mi dafa ñëw pour taxawaayu boppam. Pour quelle raison? Je rentre pas dans ce débat-là. ma teg ko fële. J'ai continué boobu bi may gis ni en fait Sénégal li ma la wax tout à l'heure pourquoi Sénégal ku fi pour nga mën a wax dëgg il faut nga contre. ku yore réew mi waxoo dëgg nekkoo ci dëgg baaxuloo sàcc nga ceci cela. Pourquoi est-ce que le président Macky Sall qui est là bi mu ñëwee indi yoonu yokkute kenn dégluwu ko dafa ni yoonu yokkute kenn dégluwu ko man ma dem def sama recherche ba comprendre dal di xool environnement bi gis ni ñiy wax de indiwuñu dara wante ñii yore réew mi bu ñu defee benn bu bon def nañu benn bu baax. wala bu ñu defee benn bu baax def nañu ñett yu bon. mais def nañu. mais ñu ngi def ko. mais li doy waar mooy ñi yorul réew mi dañ ni fii dara baaxu fi loo indi sax ñu tuddee leneen boo nee train bi ñu wax la xaalis boo nee leneen ñu wax la lii boo nee ma ni nag non réew mi li nu war ñun mooy ñi def comme réew yu mag yi ku ñu fal ñëpp ànd ak yow liggéey bu élection jotee ñu dem élection. J'ai commencé par ça. Ensuite j'ai vu que opposition bi amul benn posture bu crédible. J'ai dit, moi, j'adhère au programme du président Macky Sall, sans aucun intérêt. Je le fais depuis très longtemps. Mais kenn gisuma ci dara maa ngi koy def tranquillement. Pourquoi? Parce que dama bëgg ñu defar suñu réew. Donc farandoo Macky Sall nga quoi ci ni ma lay déggee. Si, oui, dama bëgg ñu defar suñu réew. Tu me parles des élections locales maintenant. Oui, pour di nga samp sa ndënd fi nga fekk baax. Comme ci local yi ñuy jëm di nga présenté wu comme. waaw c'est moom laa la bu wax. Je ne peux pas mënuma rater parce que dama dëkk fi nga xam ne. muy fan. man maa ngi dëkk Kër Ndiaye Lo maa ngi cosaanoo Thiès mais maa ngi dëkk Kër Ndiaye Lo. pour auditeurs yi la man xam naa ne foofu nga dëkk. waaw dama dëkk Kër Ndiaye Lo depuis 7 ans ma nekk Kër Ndiaye Lo même bi ma nekkee opposition sax dama doon xeex pour que gox bi ma nekk ñu respecté nu boole ñu ci politique bi mais dañu jël bedd ñu fële di politique loo suñu njaboot ci intérêt ay nit te ñun nee nañu duñu wax ak ñun man en particulier fi ma dëkk maa ko sanc man ak ñetti nit. Kër Ndiaye Lo googu. fi ma dëkk. ci Kër Ndiaye Lo muy cité Dabakh. maa ko sanc man ak ñetti nit. ma ñëw tabax sama kër indi courant tabax sama kër indi ndox. ci biir àll bi. dëkk ba tey mu nekk dëkk. ñi ñu dëkkal ni nu yéen ak seen njaboot yi ngeen fi indi yëpp yéen bokku leen fii ñun ñoo leen di jiite jox leen du njaboot gi rek ñu yóbbu leen. ma leen déedéet ñun ay politique lañu ma xeex loolu. ba jusqu'en 2019 j'ai participé comme ça à l'élection présidentielle. xeex ci sama possibilité bopp. ni nag man ku ma respecté du ma ànd ak yow ñu continuer def loolu ba lii ñëw. muy situation bi. taxaw nag ci ñu jëm ci local. j'ai dit que du ma ko raté def non parce que sama gox bii dama bëgg la prochaine fois suñu demee ba war a yorewaat dëkkaan yi gox-goxaan yi suñu baat nekk foofu. ma daal di ni seet kan laa war mën a àndal fii. ma xool acteur yu crédible ma ni fii kenn laa fi gis mu yëg ni ñun ñu ngi fi muy ministre Oumar Gueye. men mi waral cooli. waaw moom miy découpé. waaw. découpage yi. cooli bari na yow yaay posé boobu question mais suñu la expliqué di nga comprendre waaw. cooli bari na parce que ñun fële nu dëkk. cooli bari na ci découpage boobu. non coow li bariwul ci découpage. bari na coow li am na coow dafa normal. waaw. neex na trop li ñu dese moo bariwul. waaw coow dafa normal.
dafa normal parce que phénomène la bu bees. ah mais fi mu jógee dafa justifier ñu delluwaat fa. Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Cité Dabakh ainsi de suite Sangalkam la bokkoon. Ablaye Wade moo ko fa jëlee yóbbu ko Bambilor tey bu nu demee ba constaté ni loolu erreur lu changé waat que nan def ni nu defoon ba ka Ablaye Wade indee delluwaat te continuer. Donc vous êtes pour le découpage quoi. Moi je suis carrément pour le découpage. Parce que damay jóge sama kër. pour ma am certificat de résidence. tëb Sangalkam dem Bambilor. tëb Sangalkam dem Bambilor. ñii jóge cité des enseignants dañuy tëb Sangalkam dem Bambilor ñii jóge Kër Daouda Sarr dañuy tëb Sangalkam dem Bambilor. de Bambilor rëy na te sori nanu te aujourd'hui par exemple Sangalkam xam nga ñaata kilomètres carrés la. 2 kilomètres carrés yu manqué ci commune yor ñetti village li ko wër yëpp am ay fukk ak juróom te avant xam nga Sangalkam ñaata village la woon 34 wala 36 villages. Donc c'est ça le problème. Donc nous sommes dans le débat. On avance avec le débat. Et vous serez aussi candidat à la mairie de Kër Ndiaye Lo. Non. Je ne suis pas candidat à la mairie de Kër Ndiaye Lo. Moi je travaille d'abord benn étape la am pour que fi ma dëkk Cité Dabakh ak ñi ko wër ak ñi yokk foofu ñu nangul leen baat. D'abord waaw. ñu boole leen ci population politique bi boole leen ci population électorale bi. loolu mooy sunu xeex. aywa Mali nag Mali la fay xew droit de l'homme ici am na lu ñu ko baal ma Babacar. Mali on peut ne pas Mali mën nañu bañ a sori ci Mali. parce que li fa xew déjà prémisse yi mooy ni ñu installé woon déjà transition bi. dafa nekkoon ci débat bi nga xam ni débat de positionnement la du ma dugg ci li fa ne woon. débat de positionnement la xëccoo nañ ko ba am transition boobu. mais li nekk ci biir yëpp suñ ko bëggee débattre te ñun nekkuñu autorité malienne nekkuñu ci nga xam ñoo influence dañuy ko dañuy analyser rek ni c'est possible aujourd'hui que lii am Mali ndax li am Tchad. voilà lii am Tchad moo tax lii am Mali am maintenant nag avec le jeu d'intérêt qu'il y a là-dedans les militaires ont trouvé une voie pour récupérer le pouvoir qu'ils n'avaient qu'à moitié ou aux 3/4. jeex na sa kàddu gu du commissaire bu mujj. mais sant yàlla bu baax a baax di leen remercier ci invitation bi bon c'est très intéressant bien que c'est hard. la pression c'est hard. toutes mes félicitations. merci beaucoup commissaire Keita. Cheikh na moo doon sunu gan fii ci hashtag news waa nii rek nag lay demee Mamadou Fall àndoon ceeg Babacar Kane doo leen ko dégtal leen jox dig jaay incha allah ay bés bi ñu dëgmal gannaaw Vibe Radio point seen application beeg suñu teew nañ wéy leen ak ñun Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube ci kanam tuuti daañu leen ko dégtal te Babacar ma fàttali suñu application yu bees yi mën ngeen ko télécharger iPhone ak Android suñu site bu bees bi tarkala macha allah mën ngeen ci dugg boobaa lépp lu ngeen bëgg ay podcast lépp mi ngi ci biir waaw Babacar podcast yeeg ñoom seen ñu xoolaat suñu site bu bees bi waaw te dama ciy ñëwaat ñu xoolaat bu baax a baax site Vibe Radio point sn bu bees bi fu ngeen mën a nekk ci àdduna mën ngeen ñu déglu bu dee am ngeen application bi bu dee smartphone la bu dee iPhone aussi mën ngeen am application bi jàmm ak jàmm wasalaam